salaamaaleykum chers téléspectateurs mbokk internet yi yéen ñi safoo baaxoo di topp votre chaîne préférée Fekh TV waa tey nag ma def benn visite lii moom mooy Fekh Talent du ma ni nouveau talent wala genre yooyu noonu mais à la découverte d'un artiste un talent caché laay wax sax waaw nga xamante ni ki nii mi ngi ci yoonam di def son bonhomme de chemin ñu ñëwoon tey seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci carrière ci musique proprement dit mais aussi actualité Ouzboy maa ngi lay ziar. waaw mais maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax Cisco di la nuyu aussi di nuyu monde entier di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di la bëgg bu baax a baax a baax. waa yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla lu ci bari nag ñu ngi sant bu baax a baax macha allah. d'accord lii nekk benn émission bu bees bu ñuy def mu tudd talent caché donc lorsqu'on parle de talent caché. mooy à la découverte des artistes yi nga xamante ni ki nii ñu ngi seen coin di def li ñuy def sans bruit tey ñu ñëwoon seet si la mais d'abord ñi lay seetaan di la déglu bëgg nañu xam yow yaay kan maanaam ci résumé bu gàtt rek ñu xam kan mooy Ouzboy. waaw Ouzboy mooy xale bi dëkk parcelle rek waaw di lëmbee dëkk bi nag xale bi dëkk parcelle si juddoo Kaolack yoroo parcelle. doon waykat juddu ci famille waykat macha allah wax dëgg yàlla Ouzboy moom bu ma la bëggee wax ki ma doon tey fi la ñuy fanaan de ndax nag dama rëy ginnaaw. mais da ngay cof rek jarul ngeex. mais kon man bu ma nee parcelle rek xam nga ni kon daanaka lépp kii na ba doom parcelle la wax dëgg yàlla juddoo ci famille géwél aussi yaroo ci famille géwél yaroo ci famille ay waykat kookoy Ouz. d'accord mën nañ xam Ouz lan moo ko dugal ci way. waaw li ñu dugal ci woy bari na parce que olof nee na loo doonu rek day dëgër boo juddoo fekk tey say nijaay di woy say papa di woy kon am naa yaakaar ni boo woyoo bu fekkee ne yow woy nga yow doonul loo xamante ni nii loo dem jàngi la mais loo donnu la aussi dem jàngi ko mu gën a dolli mu gën a dëgër waaw. d'accord woy bi ngay def. passion la wala loo doon gis say nijaay ak yooyu di ko def rek nga ne xaaral ma def ko wala loo xam ne c'est carrière nga bëgg teg. waaw lu ñu donn la mais ginnaaw bi ñu ko donnee aussi dafa am lu ñu gëm quoi ñun li ñu gëm mooy carrière musicale la ñuy suivre parce que ñun gëmuñu li fi nekk quoi li fi nekk maanaam su ma koy wax mooy lu ci bari musique ajoutée la mooy musique boo xamante ni da nga ñëw créer benn buzz rek non. déedéet non loolu dinañ ci ñëw bul yaa xamti c'est-à-dire juste que man ma xam rek proprement dit yow ñu wax ci yow d'abord carrière nga nekk di def nii est-ce que c'est facile est-ce que yomb na. waaw yombul parce que carrière dafa gudd carrière dafa doon loo xamante ni boo koy suivre boo deful ndànk tuuti ñi lay bëggee sax mën nañoo jàpp ne liggéeyoo parce que carrière dafa doon loo xamante ni nii lu gudd la loo xamante ni. carrière éternelle boo xamante ni nii chaque jour yaa ngi jéem a def tout du yàkkamti yaa ngi jéem a def tout ba boo génnee rek say fan sa bëgg ci côté ñi nga xamante ni chaque jour ñi ngi ñuy wax ne Ouz kañ lay génn wala kañ lay pour ñu comprendre ne Ouz ñëwul pour musique gu 3 mois ñëwul pour musique gu 1 an dafa ñëw pour def carrière boo xamante ni nii fi ba ilaa yow mi dina abadan ba keroog ñuy màgget di bàyyi way looloo tax yàkkamti wuñu. d'accord dañu gëstu artiste bi avant ñuy ñëw pour au moins am benn bagage donc ñi ñu laaj ñëpp ak ñi ñu dajal ñëpp dañuy wax ne Ouzboy dafa nekk un talent ku mën a way donc qu'est-ce qui se passe Ouz moo yàkkamtiwul wala Ouz moo bëggul jaar fi gars yi jaar wala c'est quoi exactement nga expliquer ko parce que koo laaj fu la wax ne la booy dafa mën a way. waaw mooy li ma la wax sànq ci biir wax dama ni la. xam nga booy suivre carrière ça veut dire que li fi ne li ma gis boobu actuellement muy musique ajoutée musique boo xamante ni da ngay génne benn morceau léegi bu defee benn 1 mois kenn dootu ko déglu ñun dañuy bañ a jaar foofu quoi dañuy bëgg a topp carrière boo xamante ni maximum bu ñu génnee single dina daw benn 2 ans wala 3 ans boo xam ne du sàppi kenn xam nga loolu nag boo ko bëggee il faut aussi nga tëju di liggéey looloo tax pour boo gisee Ouz tey bala nga ko gisati mën na jël benn temps bi moo tax tey ku ci mel ne yow ak say morom pour ngeen gis Ouz parce que tout le temps ñi ngi ci liggéey bi ñi ngi ci studio yi ñi ngi daw loo xam ne ñorul rek duñ ko yàq
looloo tax ñuy jël suñu temps. kon est-ce que ça veut dire que boo toogee tant de temps tëju di liggéey ak sa structure wala peut-être sa staff ça veut dire que tey boo génnewee dara moom na àdduna xaar ne que dina neex kon forcément. non loolu force lay doon ñun lu ñu mën a génne ci àdduna day def par force boom parce que liggéey bi muy laaj la ñu koy def aussi di ci jël suñu temps su laajee 2 ans 3 ans dañ koy def parce que li tax ñu bëgg a def loolu mooy dañoo gis li fi ne muy musique à jeter musique boo xamante ni. mais attends 2 ans 3 ans est-ce que du ñàkk peut-être loo way wala panne d'inspiration wala genre yooyu noonu est-ce que du loolu. non ñun mën nañoo way chaque exemple laay joxe maa ngi koy jox mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan te xamuñu. Fekh TV. Fekh TV di nuyu suñu sëriñ Medine Say Tawfekh maa ngi koy bëggee bu baax a baax ak waa Fekh TV yëpp pour ñu comprendre Ouz Boy chaque 6 mois mën na génne album suñu neexoon exemple chaque weer ñu génne leen album 10 titres li ñu bind yaakaaruñu ne sax dinañ ko mën a way fii ba suñu dund di jeex incha allah. bokkoo ci artistes yi nga xam ne dañ leen di bindal rek ñu ñëw way. non xalaatuma ko parce que Ouz ba muy bind boobu woyagul man ba may bind di tëju di bindal sama bopp boobu maa ngi tëgg sabar di ànd ak suma famille di tëgg sabar te boobu ak léegi def na plus de xanaa lu bëgg a mat xanaa 15 ans te boobu ba léegi maa ngi suma carrière li ñu bind ñi ngi toll ci ay xamut duñ ko wax parce que cat baaxul quoi. bariwul moo tax. daa bariwul. ak a bëri ñoo ñun est-ce que tolluñu ci ay 1000 morceaux. déedéet loolu mënul nekk. ah si non su ma xamoon ni bettu leen ma kon dama leen di indil valise yi ngeen xool pour rien que rek pour bëgg a def carrière musicale mooy li may wax ñun kenn duñu bindal xeebuñu tamit bindu kenn parce que nit ku ci nekk am na xel mu sell mu la yàlla jox bu ñu gisee tey benn Cisco wala benn Tafa wala benn Dame Mass bu ñu gisee ñoom ñu am benn xalaat ñëw jox ñu ko mais dañ koy jël dolli ko ci li ñu am pour rien que ñi jàpp ne li fi nekk ñu néew ñu foofu. ok ñu gis ay année ci ginnaaw defoon nga benn morceau bu tudd Love Me morceau bi macha allah ku ko déglu loxo dem gémmiñ mu nekk lu nice lu nit ñi bëggoon kiife ko ñu gis après loolu def nga fi ay tournée télé gis nañ la fu ne macha allah après loolu mu am benn break lan moo waraloon loolu. waaw mooy li ma la wax sànq rek xam nga yàkkamti amul chance ci lépp nag ci àdduna def nañ Love Me génn def ut ñëpp bëgg ko ñu def ci tournée def ci fu ne dem ci fu ne aussi ñu gis ci façon doomu aadama bu nekk biñ ci jugee def beneen morceau boo xam ne aussi dañ ci ànd ak Fata muy sama lover du loo xamante ni su morceau yi xawee durée maanaam bu ñu xawee sorante rek day fekk ne ci liggéey bi la day fekk ne ñun ñoo tàmmul jox suñuy soppee lu ñu xamul ci ñun. waaw yow daal yaa jël option wu liggéey ba mu ñor nga doog génne. mais c'est normal. njëkkantewoo kenn daal. déedéet affaire bi du njëkkante c'est-à-dire que séntu asamaan jarta buuxante exemple tey showbiz boo fi bëggee toog bëgg fee sax bëgg a am li papa Youssou Ndour am li suñu papa Baba Maal am li suñu papa Thione ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko am li ñoom mag ñi am li suñu mag Waly am ak Pape Diouf il faut nga liggéey waaw parce que musique loolu la laaj dafa laaj liggéey bu wér boo fi bëggee sax c'est-à-dire que mooy li ma la wax sànq ci commencement bi non pas musique à jeter quoi ñëw def benn affaire mu ne pëy non dootuñu la déglu da ngay am pour après da ngay waye di moo tax ñun amuñu yàkkamti boo xamante ni dañuy nekk fii saa waay dañuy liggéey. d'accord sànq ba tey yaa ngi wax musique à jeter loolu dinañ ci ñëw mais ma dugg ci benn parenthèse léegi da nga cité ay grand ak suñuy papa yoo xam ne dañ fi nekkoon bay seen waar def lu nice ci musique génération boobu noonu mën nañ ni ñi ngi ci au crépuscule xam nga de leur carrière maanaam bàyyi lañ gën a jege que nekk ci ñu ñëw ci beneen génération bi nga lim un Wally Seck lim un Pape Diouf lan nga ñu mën a wax ci Wally Seck. non kooku référence la kuy xool référence exemple ci ñun xool ko ci Wally Seck c'est-à-dire que boo ko xoolee ci moom rek di nga job parce que nit la koo xamante ni mi ngi koy teg fi mu ko war a teg macha allah moo tax lu ci bare bari exemple man damay xool ci moom lu bari
parce que gis naa ni am na fit mën na li muy def tey moo ko liggéey moo tax aussi àdduna du ma ni Sénégal mais àdduna gëm ko topp ko parce que seul le travail qui paye moom loolu la liggéey moo tax mu am li mu am moo tax lu ci bari dañuy xool ci moom moo tax ma boole ko ci référence yooyu boole ko ci suñu ñoom Papa Youssou Ndour parce que moom daanaan la. d'accord moom daanaan la mu nekk de jolis témoignages yu Ouzboy Paya def ci Wally Seck ñu koy saluer de passage ñu ñëw ci musique AGT bi ngay wax boobu ba tey lan mooy musique AGT. non musique AGT mooy exemple da ngay gis single dama ko gisati ko maanaam ci showbiz bi fi mu toll da nga def benn morceau léegi day nice mais maanaam bu ñu ko dégloo tey bu subaa dootuñu ko déglu te musique du loolu suñu Papa Youssou Ndour wala keneen ak keneen dañ daan def benn morceau mais day siiw plus de ay centaine d'années ci ginnaaw kon moo la doon won ni loolu mooy dëgg te lu dul dëgg rek du yàgg boo déggee man la musique AGT loolu musique AGT moo fi nekk exemple moom la nit ñi gëm boog ci li ma yaakaar ci sama xel parce que ñëpp loolu lañ lay wax da ngay gis sax exemple nit ngay xam moom mën na la no léegi musique da ngay def lii mu fay tam man bëgguma dégg loolu man dama bëgg di bëggal ñëpp. waaw léegi yow porteur de voix nga. nekk ci benn milieu bi nga nekk mu am musique AGT genre mooy musique boo xam ni dañ koy def nii rek pour le buzz wala genre affaire yooyu noonu yeetewul amul leçon de morale amul dara léegi ñan ñooy def musique AGT tey bu fekkee ne da nga bëgg faj dara da nga ciy laal baaraam bi duut ci baaraam bi au moins ñu koy def mën a xam seen bopp. exemple ñiy def musique AGT ñëpp xam nañ seen bopp suñ ko doon lim tey fi la ñuy fanaan. ñoom li ñuy def neex na daal. waaw neex na. moom la gars yi di partager di ko TikTok di ko. lu neex du sàppi. waaw neex na mais lu neex du sàppi. kon neexul. non ça dure que dafa war a neex di neex ba faaw exemple foofu laa ko jëlee est-ce que yaa ngi dégg parce que am na morceau boo xam ne boo ko doon déglu tey fii yëpp boo tegee sa nopp après dootoo ko mën a déglu parce que da ngay dem ba da ngay buuree mais tey boo tegoon léegi ku mel ni Wally Seck fii di ko déglu fii bu suba da ngay fecc rek day neex yaa ngi dégg parce que liggéey xam nga ñiy def musique AGT ça veut dire que kii yu ñu leen quoi nuñ ko bëgg a waxee nekkul ne dañ leen di dal wala nangam mais Ouzboy du def loolu day jël sang liggéey parce que ñi koy def xëy na ñoom loolu la ñu mën foofu lañ mën a yam mais Ouzboy mën na leneen lu ëpp loolu. par exemple tey yow mi dénoncé loolu lan nga mën a def pour loolu jóge fi. man mën naa ko defal sama bopp. li ma mën a def mooy heure bu Ouzboy génnee mu neex après xëy na après ci kanam tuuti gars yi bu ñu yeewoo nañ xam ne Ouz mi ngi ci yoon bi aussi xam nga loolu la du question que da ngay ñëw ci jiw na ko diw li ngay def baaxul déedéet la muy def baax na parce que ma ngay neex ay fansam mais lu neex du fay. gars yi bu ñu la déggee ba duñu la attaqué man xam naa moom defkatu musique AGT xam naa leen dama leen di lim benn par benn léegi. waaw mais gars yi attaqué bi ñun ay Baye Fall la ñun ay taalib Serigne Touba lañ ñun moom xam nga dëgg moom da di dëgg lu dul dëgg rek du dëgg quoi exemple dama wax li ne ci man xasuma kenn de pour muy leer xam nga waa Fekh TV moom dañoo doy waar quoi. non fii lépp la fa war a leer de c'est-à-dire ñun dañu bëgg musique yaroo ci màggee ci tey bu ñu gisee loo xam ne lii doxalul musique bi maanaam nit du toog ci kaw garab ba pare di gor garab bi tey boo gisee lii indi lënc rek duut leen baaraam et puis voilà ñu avancé. c'est-à-dire que duut baaraam day indi tooñ xam nga tey nga naan diw day def musique AGT wala diw day def musique AGT bu yàggee sax sénégalais yi dañ naan no kii dafay tooñ quoi te ñun li ma la wax ñun ay taalib Serigne Touba lañ aussi li ñuy def jànguñ dafa nekk ci ñun xam nga bëgguñu tooñ dañuy wax li fi ne ça veut dire que li fi nekk mooy man jàpp naa ni lu ci bëri musique AGT la te musique AGT du yàgg parce que ngay déglu fii léegi benn morceau léegi mu def une semaine la morceau bi kii beneen génn boobu fay mais Ouz bëggu la liggéey noonu mooy li ma lay wax ça veut dire que man bëggumaa fay man dama bëgg bis buy neex na neex ba ilaa yomi dini ba keroog Ouz di màgget di bàyyi way moo tax ñu préparé bind ay 1000 morceaux pour préparer suñu carrière. d'accord bind morceaux yu bëri préparer carrière c'est important léegi concurrence bi ci musique bi yow nan nga ko gisee defante yi yenn clashante yi yenn waxante yu ñaaw yeeg yooyu noonu ci musique bi quoi. man jàpp naa ni kuy concurrence rek wóoluwoo sa talent kuy concurrence yow sa talent nga war a concurrence al defoon naa fi benn genre vidéo fan yee passé
maa ngi ci doon expliqué naan mënoo di beggal ñi la bëgg boole koog di xeex wala ngay xulloo musique du loolu géew bi yaatu na mbooloo mi bari na ku ci nekk ak ñi lay bëggee waaw c'est-à-dire que il faut ñu xam ni te morceau boobu dina génn mi ngi ci yoon bi c'est-à-dire que il faut ñu xam ni talent man Ouz Boy sama talent lay concurrenceal exemple li ma mën lay concurrenceal li ma mën. maanaam su ma la déggee bu baax musique bi amoo ci concurrent. gisuma ko. waaye li nga wax rëy na de. gars yi booy mën nañu waaye de. non barki Serigne Touba gisuma ci sama morom exemple. nga teg ko fan yow. non mais copain yow ñun ay géwél lañu te li ñuy def ci ñun la ne c'est-à-dire que fii ba suba boo ñu yeewee ñu def li ñuy def te duñ ci sonn te duñ ci jël temps est-ce que yaa ngi dégg concurrence suñu parce que mënuñoo concurrence ndax li ñuy def ci ñun la nekk te dañ ko mën nit nag boo mënee li ngay def jarul concurrence jarul yàkkamti parce que man jàpp naa ne kuy concurrence rek xamoo dara. non xamuñ dara barki maam Cheikh Rafa. gars yi xamuñ dara. tous mais concurrence du musique affaire bi liggéeyal c'est le travail qui paye après mooy loolu. d'accord léegi kon ci tënk wala ci gàttal na gars yi xam ne am nañ problème yaa ngi ñëw daal. ñëwuñu pour concurrence. danoo ñëw pour concurrence ak suñu talent. ñëwuñu pour teg bët kii wala kee wala kii que ce soit. dañoo ñëw pour won àdduna pas Sénégal parce que musique du Sénégal kese la yam il faut nag nga wane sa bopp fi nga dëkk mais ñun dañoo pare pour def lu ñu àdduna di soxlaa quoi. d'accord dafa yàggul dara dama la fekk studio ngay préparer benn morceau ma xam nga rek fu ne lay dugg ma fekk fa ay ndaanaan yu toog ma ni Père Bakane Seck fekk fa ay Padros fekk fa ay grand yu mel ni Abou gaa yu xam musique lan la loolu quoi même bu ci bëggul xuusit mais ñamalal gars yi dafa mel ni da nga am loo xam ni yaa ngi koy waajal. waaw am na loo xamante ni nii daa mel ni mi ngi indi coow ci dëkk bi de li tax mu indi coow mooy xam nga kenn mësul gis biisal ma samay ond te dëkk bi fii. loolu. nit ku ci nekk da nga am fréquence exemple. non loolu tojal yax ci loolu reprend. biis. waaw yow xam nga biis bu baax. xaw ma biis de xaw ma luy biis. non defal ndànk am ngay ond. ond ma foog ne ci rajo lañ ko xam. déedéet am nay ond yoo xamante ni ci nit lay ne am na ci fréquence boo xamante ni nii yow yaa ko moomal sa bopp xam nga fréquence daa bëri 99 point nangam wala 80 nangam point nangam. mais am na sa fréquence boo xam ne 99 point 0 boo xam ne boo ko laalee fii da ngay am problème. 99 point 0 loolu fréquence jàmbur la de. xool bul faram fàcc bul. waaw ñëwal ci biis lu ñuy biis ak la. waaw mais li ñuy biis kay xam nga ko alaaj am na foo xam ne ci yow fi mu ne ku ko laaloon fii léegi da ngay xëm fii toj. man moom nekkuma ci yow. waaw kon doo nit. rëboo laa moom. doo nit kon. foofu noonu léegi yow yaa ngi studio yaa ngi waajal nga ni Bis Ondo. Bis Ondo moom doon morceau boo xamante ni comme ni nga ko waxee léegi ñu ciy remercier suñu producteur. te ni nii daf cee liggéey bu am solo moom ak équipe am mu doon loo xamante ni am naa yaakaar ni incha allah sénégalais dinañ ko bëgg parce que du question que ay bis sax Ondo mais def nañ ci loo xamante ni nii muy ay qualité harmonie def ci benn qualité musicale boo xamante ni nii am nañ yaakaar ni liggéey nañ ko ñu am ci yaakaar nag génne ko incha allah xam naa ne du yàgg pour jox ko fans yi jox ko waa Sénégal ak waa adduna yëpp après ñu juger rek comme ni ngeen koy waxee rek nu mu tudd du musique agitée nag de. du musique agitée d'accord ba tey ñu nekk ak Ouz Boy PA doomu Parcelles doomu àddina nekk un jeune talent boo xam ni voilà il fait des merveilles léegi ñu gis ne que am na benn événement booy waajal gis naa la yow ak sa staff ngeen nekk ci boobu ba tey est-ce que mën nga ci ñamal tuuti. waaw événement bi mooy Takkusaanu Parcelles mu doon benn projet boo xam ni Parcelles Tour la. comme ñun yàlla dafa dogal ay doomu Parcelles lañ mënuñoo def dara te njëkkeewul Parcelles ñu defoon ko suma juumul 2017 ñu war ko tollanti incha allah le 22 bi di ñëw mooy le 22 juillet foofu ca parking bu unité 11 jàkkaarloog stade bi waaw mu doon loo xamante ni nag waa Parcelles ñoo ko moom comme Ouz yàlla dafa dogal ni
amul lu dul Parcelles ñun fépp fu ñu mën a dem ci àdduna bi turu Parcelles la ñuy yóbbaale parce que Ouzboy PA ëmb na lépp xam nga incha allah ñi ngi ci woo ñëpp di ci woo waa àdduna yëpp di ci woo waa Sénégal yëpp incha allah le 22 lay doon ñu ànd ceeg suñu staff ànd ceeg Top Music suñu producteur incha allah rabbi may wax ni nag am na ay surprise yu bari yoo xamante ni jour boobu lañ ko war a wane incha allah. d'accord kàddu yi rafet na kàddu yi nice na vraiment macha allah waa Parcelles dañuy réclamer seen hymne bi hymne Parcelles. PA sama dëkkuwaay la fonk naa leen foog ma woyal leen man 1 ba 26 way leen jot na tey sama dëkk laa fi ma màgge laa duma xaar ba lépp neex ma leen di way sama dëkk laa fi ma màgge laa duma xaar ba lépp neex ma leen di way jubilé leen PA zibilé leen boy bul yàq affaire bi dafa war a génn waay. macha allah gars yi yéen a ko déggandoo de belles mélodies une belle voix c'était à la découverte d'un talent incontournable maa leen koy wax di leen wax ne que voilà mi ngi waajal lu doy waar c'était à la découverte ma ñëwoon fii nii fekk si fii un talent muy Ouzboy PA xanaa di la wax rek lan ngay tàggatoo. waaw tàggatoo bu dul tàggoo maa ngi lay bëggee di bëggee waa Fekh TV yëpp di kontaan ci seet si bi ngeen ñu seet si tey mooy ni ma ko waxee sànq di nuyu suñu DG Serigne Medoune Say borom tawféex ak waa Fekh TV yëpp mais duñu tàggoo nag te bëggewuñu suñu staff sama staff ak ñi may jàppale ñëpp suma famille suma yaay sumay frère sumay mag suma jabar wax dëgg yàlla di bëggee Avenir Group yëpp staff bi musiciens yi di kontaan ci teewaay bi fii kontaan naa yàlla na yàlla fay. ko bokk je fais mon travail. merci beaucoup. waa gars yi mi ngi noonu di leen wax rek voilà c'était Ouzboy PA un talent incontournable et incontesté di ngeen découvrir lu doy waar ci moom nii lañ koy defee à chaque fois dinañ dem à la recherche d'un talent caché ñu fexe ba nga xamante ni nii dinañu génnee li ne ci moom ngeen découvrir ko parce que c'est très important di bëggee ñëpp di bëggee Tafa Dabo mu ci sa manager di bëggee sama gars yi ànd ak sama caméraman Mr Zal am out